mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi rafetlu ànd beek télévision Futurs Médias benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci étudiant ba ne woon dafa doon tricher ca baccalauréat doon def mbir ya ca palaasu xaritam kon moom mujj nañ ko rek tëj juróom-ñaari fan kon ci kaso bi moo ko soxna sam doon jàppale procureur dafa sàkkoon ñu tëj leen weer wante kon juróom-ñaari fan yi la ñuy tëdd ci boobee kaso daañ ci ànd ak Babacar Diouf ñu wax ci mbas mi fii ci Sénégal tey fukki nit ak juróom-ñett ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci mi réew boo xoolee nag ñi ñàkk seen bakkan kon mi ngi gën a yokk rek ci mi réew ak tamit li nga xamante ni kon moom mooy cas grave yi 64 la bu ñu sukkandikoo ci ministère de la santé et de l'action sociale mbas moom sax tax na kon ay docteur di ñàkk seen bakkan ki ci mujj kon ca Ndar la moom moo nekkoon kon médecin chef district ba di Désiré Kabou tey kon woon levée du corps ba laata kon ñu koy jëbal borom ca Joal seede gi benn la moom mooy rafetlu taxawaayam bi mu daan taxaw ngir faj maladie foofa ca Ndar dinañ wax it ci sàkkuteefu ki jiite cadre unitaire de l'islam au Sénégal di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine moom li mu bëgg rek mooy kon ñu amal bis boo xamante ne bisu ñaan la su ko defee sunu borom tàggale réew mi ak mbas mi ndax ñetteelu vague bi moom sonal nu bu baax a baax askanu Sénégal wàllu aada it dañ ci wax ak cosaan rubrique les bonnes feuilles de la rédaction ni ñu koy defee alxames bu nekk tey jii tamit soxna si kon di Rokhaya moom moo bind benn livre jagleel ko kon li naan les pommes d'Adam ngir rek waxtaane kon tolluwaayu jamono moom nag xam-xamam dafa màcc ci wàllu médecine bëgg na it wàllu psychologie ak tamit lépp loo xamante ni ay jafe-jafe la ak sëy yi ak la koy tàggale góor ñeeg jigéen ñi kon ñu indi ci saafara ci Ibou Diouf incha allah daañu ci ànd ak moom su ngeen taxirloo dinañ yaatal xibaar yi wax it ñi nga xamante ni ñooy collectif de défense football Sénégal ñoom tey ji suba déposé nañ seen pétition bin signé woon su ko defee kon fédération bi ñu leeral lépp loo xamante ni kon moom lañ ko yoree mbokk su ngeen taxirloo ñu yaatal ko. daleen jàmm mbokk yi ci xibaar yi ni leen ko doon waxee sànq kon rek ca Diourbel tribunal ba tey ji kon joxe na dogalam ci àtte étudiant bi ne woon kon daf doon tricher ci baccalauréat bi doon jàppale ki ne woon kon corom la moom sax weddi na ca procès ba na soxna si séqun dara ci wàllu mbëggeel xaritam la rek mu ko doon jàppale ba tax na kon procureur sàkkoon ñu tëj leen weer ci kaso weer woowu nag kon sursis la ndax juróom-ñaari fan yi rek la ñuy tëdd ñu ngi leen toppee nag wàllu tricherie ak fraude loolu nag kon tax na rek kon ñu daal di rek ay fan moom moo leen dese ci kaso bi daañu ci ànd ak Babacar Diouf laata xibaar yi di jeex tiis wi tamit dal ci askanu Podor rawatina maire bu Demet di Abdoulaye Elimane Dia moom moo génn àdduna tey ginnaaw bi mu feebaree feebar bu gàtt moom nag entrepreneur la woon ñu ràññee ko kon jiite woon ay kuréel bokk na ci Kofia Holding ak Fortune Capital muy loo xamante ni kon njaboot gi tiis lu nañ ko den ci ñëwaat nam gën a yaatoo. waxit ci mbas mi fii ci Sénégal mi ngi yokk ba léegi tey jii ministère de la santé génne seen bulletin bu tey fukki nit ak juróom-ñett ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci moomee mbas bi ñu defee test yi nag daanaka juróom-ñetti téeméer ak fukk ak benn test la fii ci Sénégal nag ñu ci bëri positif ma ngay wàññeeku ndax tey ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaari doomu aadama kon ñoom ñoo yor mbas mi wante ñi nekk ci cas grave bari na ndax 64 la di juróom-benn fukk ak ñeent daañu ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo mbas moomu kon bàyyiwul kenn rawatina sax waa kër docteur mi ngi leen di laal ki ci mujj bokk na ci kon médecin chef bu district bu Saint-Louis di Évrard Jocelyne Désiré Kabou moom nag génnoon àdduna bërki démb tey jii la woon levée du corps ba laata ñu koy jébal borom ca Joal seede gi benn la rafetlu na askan wa fa nekk taxawaay bi nga xamante ni moom docteur bi mi ko doon taxaw ci diwaanu Ndar ñu ànd ceeg Ousseynou Diop ak Habib Seck. médecin chef bu district sanitaire bu Saint-Louis daal di génn àdduna docteur Évrard Jocelyne Désiré Kabou li ko yóbbu mooy feebaru coronavirus bi. si bisu talaata bi lay lañ doon amal levée du corps bi ci hôpital régional bu Ndar am di jàmm ak ñi nga xamante ni ñoom lay àndal ci lu jëm ci wàllu kër docteur ñoom ñëpp ñëwoon teew seede yi benn la nit ku am yar la waaye tamit fonko liggéeyam. maanaam sama yaay ak papam ñoo bokk ndey ak baay ñoo juddu même kër ñoo màggandoo même à l'université ñoo bokk néeg on a vécu pas mal de choses maa ngi moom dund nañ lu bëri bëri mais nit ku yëg nit la nit ku am respect ci nit la. ñun ñaar fukki at a ngi nii ñu nekk ak moom noonu la mës a mel. ñi ma woo ñëpp tey dañuy ñaan ñu témoigner ci simplicité wam ci courtoisie wam ci respect bi mu jox doomu aadama
ak si cawarteewam si liggéey ndax liggéey daaw ko boole kenn. ci kàddu ko préfet bu département bu Saint-Louis administration bi am nañ lool satisfaction ci liggéey yi nga xamante ni def na ko moom sax gis na ni ci bis bi nga xamante ni si la waroon faatu lépp luy liggéey bi mu waroon def na ko. ba jour bi muy décédé à 12h envoyé na ma texto pour me faire le point de situation de la Covid-19 ba 12h mi ngi si sama mail yi envoyé na ma le point de situation pour dire à quel point il était sérieux dans le travail à quel point dafa amoon abnégation à quel point dafa bëggoon liggéeyam. docteur Evra Joseline Désiré Kabou ñu ngi ko war a jébbal boromam fële ca Joal. levée du corps am ci hôpital régional bu Ndar nag seede yi benn la nit ku fonkoon boppam la waaye tamit fonkoon liggéeyam. xeex mbas mi bokk na ci ñàkk yi ba tax na fii ci Sénégal ñàkk yaa ngi wéy fële ca Diourbel ka fa teewal xalif général des Mourides di Serigne Moustapha Lakram moom it daal dinay ñàkku su ko defee sàkku ci taalibe yi ñu def ni moom bu ko defee it mbas mi mën a jóge ci réew mi ñu déglu ko ci micro Babacar Diouf. ginnaaw bu mu ci waxtaanee ak xalif général des Mourides ki ko teewal ci diwaanu Njaareem jël na ñàkkam bu njëkk contre coronavirus Serigne Moustapha Lakram Mbacké ñaax askan wi ñu def ni moom. sëñ bi dane bu leen def dara te amu leen ci ndigal. kon moo tax bi ma waxee ak moom ba mu ànd ci ak man. ma wax ko li tax ma def ko. mu wax ma la may wax. loolu lépp a ngi ci biir. waaye daal li tax ma def ko fii ci mairie bi Tooki def ko ci village bu Afe Mbacké. damay lancé appel ci képp koo xam ne man yaa ngi may déglu. ne la ñàkku naa maa ngi lay jox ndigal nga ñàkku. moo xam nag ku ne ci commune bi la moo xam ku ne ci département moo xam ku ne ci région bi la moo xam ku ne ci fukki région yi ak ñaan. mu di jëf ju rëy joo xam ne nii mu ngi ko def ci kanamu ki nga xam ne moo jiite santé directrice de la santé. fa dëgg neex yàlla ñun amuñu payam. wax naa ko gouverneur ci bureau ma ne ko bi sëñ bi waxee ne mun naa ñàkku dafa mel ni dama ne tey la mbas mi di jeex te am nañ ci yaakaar lu bëree bëri. Serigne Moustapha Lakram ci digalu xalif général des Mourides ñaax askan bi ñu topp ndigalu waa kër docteur. ñu des ba léegi ak kilifa diina yi kii nag moom moo jiite cadre unitaire de l'islam au Sénégal di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amin li mu bëgg mooy ñu amal bis boo xamante ni ñëpp muy jullit di chrétien dañuy amal ay ñaan su ko defee sunu borom mën ñoo taqale ak mbas mi ndax jàpp na ni sonal na àdduna rawatina réew mi di Sénégal li muy ñaawlu nag bokk na ci kon xiiroo ak ngaayoo gi te jàpp na ni farata gi benn la mooy manko su ko defee mbas mi mën fay jóge moo nekkoon ganu info du matin. dafa am dissension maanaam xiiroo ak ŋaayoo woo xamante ni fa ñu jëm pour man du fu baax te ñu xam Sénégal dafa nekk réew diine ndax jullit yaa ngi fi catholique yaa ngi fi ñu am fi taxawaay bu am solo bu yii amaan ñoom ñoo doon jël seen responsabilité xool naka la ñuy def ngir réconcilier population yi ak état bi réconcilier ñi nga xamante ni ñooy xëccoo ci wàllu état pour que ñu mën a am anam bu rafet bu ñu mën a jaar yoon wala boog yoon bu ñu mën a jaar moo tax ma ni tey jéego bi ñu mën a teg mooy d'abord kilifa diine waxtaan suñu biir waxtaan ngir mën a am unité ci approche yi mën nañ ku nekk sax mun nga am ci sa xalaat noo xalaatee ni moo gën a baax mais toog waxtaan bi ci action yi nag ñu génn wane ni que unité am na ci kat waxtaan bi te nii la ñu xalaatee ni bu ñu ko jaaree war nañoo mën a indi solution ci réew mi. ñaareelu jéego mooy kilifa diine waxtaan ak nguur gi. du nekk sax journée bu ñuy woote ay nit. mais ñu am symboliquement benn bés boo xamante ni journée de concorde nationale lay doon. d'abord ñaan Allah subhanahu wa taala mu teggil ñu lii. ñu dem fële ca Diourbel maa ngi leen ko doon wax sànq wax ci procès Khadim Mboup ak xaritam bu jigéen bi mu doon jàppale ci baccalauréat bi ban nag koy daal di yóbbu ca kaso mu mel ni kon fi mu toll nii teg nañ leen ay daan Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Chérif. waaw kon moom juróom-ñaari fan lay mujj a tëdd. waaw weeru kaso lañ ko tëdd mais juróom-ñaar yi rek lay mujj tëdd fi nga xamante ni moo di kasob Njaareem loolu nag li ci lim bi li ci des bareetul bu mooy xool ñetti fan lay def mais ki nga xamante ni mooy Kange Dioum moom de ci kanamu baar bi nee na moom moo dugal Khadim Mboup ci li nga xam ne moom moo ko dal tey ndaxte moom dañuy waaj examen bi ba mu defee benn fan la am malaise boo xam ne nii daf koo dab ci buntu école ba ca lañ ko jël nag yóbbu ko ci hôpital boobee la sentir ne moom daal li mu jàngoon yëpp da ko réer xamatul dara ba sax ñaari mbir rek moo ko dese woon soit mu bañ a def examen
wala mu ñaan xaritam bi di Khadim Mboup mu defal ko examen bi à sa place mais nag Khadim ñaan googu daf ko dëggal ne daal ne moom bañ ko waxee amul sikki sàkk daf ko nangu ci saa si wante booba la ñu wut benn auberge benn néeg boo xam ne dañ koy fay foofa nag la ñu mujj nekk 6 heures du matin la fa xale bu jigéen bi daan ñëw saa su ñëwee solal ko yére déguisé ko maquillage ko bàyyi ko mu dem fi nga xamante ne moo di centre d'examen bi. centre boobu tamit li Khadim bu xamle moo di ne moom saa su fa duggoon du génn ba timis ba gaa yëpp moo fay njëkk te moom moo fay mujj parce que bëggul woon di dox wala muy wax nit ñi di xàmmee démarche bi ne am na lu wuuteeg ki nga xamante ni moom la fi teewal loolu nag tax na moom mu mën a def ba ñetti fan yooyu yëpp kenn ràññeewu ko ci wante ñoom ñaar ci kanam baax bi ñu ñaan daal mooy tribunal bi na leen jéggal te jéggal loolu nag ñaan nañ ko sénégalais yi ñaan nañ ko tribunal ñaan nañ ko tamit seeni waajur yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci Diourbel Souleymane xaw ma Chérif li nga xam ne mën nañ koo jàpp moo di ne tribunal bi ba muy daaneel procureur bi moom weeru atu kaso lëm la jëloon ne dañ ko koy tëj wante tribunal bi li mu mujj dogal mooy juróom-ñaari fan yoo xam ne nii dañ koy tëdd ci kaso bi mais nag ñoom ñaar ñëpp nee nañ daal mbëggeel doxul woon seen diggante dañ doon jàppalante rek ci seen biir wante lenn luy mbëggeel amul woon ci seen diggante ñoom ñaar ñi nga xamante ni mooy Khadim ak Gange Dioum nekk fii ci diwaanu Diourbel Chérif. jërëjëf Babacar ñi ngi lay sant di la gërëm ci compte rendu d'audience boobu di nga ko yaatal ci suñu xibaaru ngoon yi ñu wax it ci wàllu mbay mi rawatina mbayum soble bi ci zone des Niayes la nemmeeku mooy soble bu bëri day nëb di yàqu ndax rek amul foo xamante ni fa lañ koo mën a denc loolu tax gouvernement bu Sénégal ne dina génne ñaar ci ay milliards su ko defee kon mu mën koo jàppale producteurs yi li naan ay chambre froide ñu mën koo def ci boobee diwaan ngir rek kon nëb gi dootuñ ko nemmeeku ci boobee soble. Ministre bi ñu dénk wàllu njënd meeg njaay mi ngi woon foofu ca Lompul ak la ko wër ñu ànd ceeg Thierno Fall. ci ndaje mi nga xamee ni jëwriñ ji ñu dénk wàllum commerce seqoon na kook acteurs yi yëngu ci wàllu wi ñii di producteuru ñaay bi ñoom dellu siwaat nañ ci jafe-jafe yi nga xamee ni dund nañ ko ren ji rawatina nag ci mbayum soble mi. réew mi yëpp la am jafe-jafe mais fii mu nekk ni soble noor bi mu ngi ci marché bi kenn mënu ko jaay soble nawet bi ñëw na bari lool attaqué na marché bi encore xam loolu mooy wane ne rek bu njëkk bi moom day yàq complètement te même ñi jëndoon stock yi ñoom itam mënuñoo jaay ñu ngi tege ko te dañu leboon xaalisu béykat yi xam nga ku leb te jaayuloo moom kooku foo jëmee moom. jafe-jafe yu ni mel jëwriñ ji di xamle ni dara waralu ko lu dul Sénégal liñ fi produire ci soble léegi dafa bari lool ndax ñu bari ci doomi réew mi ci am alal dañoo investir ci mbay mi. demoon nañu ba gis ni boo bayee kat di nga jaay ndax liy jóge bitim réew du la concurrencer ci marché bi. waaye bi ñëpp intéressé woo ci mbir mi problème bi nekkatul liy jóge bitim réew problème baa ngi nekk li ñuy bay fii ndax nag ñun ñëpp ay bayandoo même chose ñu mu nekk disponible ci même marché bi. leneen lu nga xamee ni si bokk na ci liy gàllankoor mbay mi mooy ñàkk bërëbu dencukaay ci loolu état bu Sénégal fas yéene génne lu toll ci 2 milliards ngir tabax ay chambre froide. waaye chambre froide yi dëgg la bokk na ci solution yi waaye nekkul la seule solution. dafay am liggéey boo xam ne dañ ko war a def ci terrain bi ndax acteurs yi dañu war a regrouper wu waxtaan xool nan la ñuy tegee mbir mi pour loolu saafara. bokk na ci leneen lu nga xamee ni si waxtaanee nañ ko ci ndaje mi mooy projet bi nga xamee ni nguur gi am na ko ngir taxawal ab bourse de produits agricoles bu nga xamee ni rek dina mën a tax ñu saafara jafe-jafe yi nga xamee ni am na ci commercialisation meññeefum. des ba léegi ci wàllu njënd ak njaay ku ne xam na ni réeroo yàgg naa am ci diggante transporteurs yi ñuy dawal camion yi ak waa ministère bi dénk yoon yi li ko waral moom mooy rek li naan pesage di xool ñoom li ñuy yàpp ci marchandise fu mu toll respecté règlement 14 bu UEMOA tax na kon service bi dénk wàllu météorologie daal di jënd camion boo xamante ni kon natt gi dina jaar yoon ba fi mu toll ku ci nekk di nga wóolu sa bopp loolu nag dina nekk ngëneel buñ sukkandikoo ci kilifa yi ci tali yi nga xamante ni kon yàgg naa yàqu ndax ci diisaayu marchandise yi Habib Faye image yi Mardien. lii ab camion étalon la nouvelle génération bu yees tàkk service de la météorologie ñoom ñoo am li ni mel lii dina tax ñu gën a mën a saytu charge à l'essier yi ngir rek gën a mën a sàmm tali yi bijou bi daa tax tamit jàmm gën a dellusi ci diggante transporteurs yi ak société bi di Afrique Pesage jamono ji jiixi jaaxa mënatul am ñoom syndicat transporteurs yi ne tamit seen xel dal na ci lii. loolu dañ ko war a def chaque 6 mois même loi bi sax chaque at la wax mais ñun ñoo ko bëgg def chaque 6 mois pour que acteurs yi nga xam ni ñoom lay contrôle bi dal seen kaw
ñu gën a am confiance parce que nekk na domaine bu nga xam ne bari na coow trop tout le temps day am ay contestation ci poids yi donc lii tey day tax coow li normalement war na jeex à partir d'aujourd'hui. ne par ay une tonne yëpp poids bu mu soxla équipé ñu ne kon nañ dem xool ba xam loolu nu muy dikkee ci suñu kaw mais bi ñu ñëwee mën nañ ci am xel mu dal parce que ndax mën nañ ci am xel dal muy pont bii ñu nekk tey muy lam-lam heure bu ñu commencé na contrôler da ngay ñëw rek contrôler fekk lépp ok nga dem. waral na ab climat de confiance am na ci diggante ñi nga xam ne ñoo di acteurs yi. li ñuy peser ndax baax na wala baaxul donc bu fekkee ñoom dañ jënd benn matériel boo xam ne moo gën bi fi nekkoon mën nañ ko waxee noonu kon dinañu rassurer ñun dinañ aussi kontaan par rapport ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko seexal mooy syndicalistes yi. gis nañ ne ñoom liggéey bi niñ ko defee vérification bi niñ ko defee dalal na xel yi dalal na xelu acteurs yi dalal na aussi suñu xel ñoom it seen xel gën na dal pour wane ne daal ñoom vérification bi ñuy def jaar na yoon kon mën nañoo wax ne matériel bi ñuy vérifier nii daal am na solo. bile camion dina gën a mën a tax ñu gën a mën a peese waaye tamit gën a mën a xool lii ëpp na am ëppul ba tax na itam li ñeel wàllum daani kenn door ci naatable lii la yëpp doon loo xam ne xaatim nañ ko ci règlement numéro 14 bu UEMOA ngir gën a mën a sàmm tali ñu nekk fii ci biir réew mi. ñu wax ci dem beeg dikki ba léegi ku ne xam na ni barki démb accident bu métti am na ca yoonu Podor diggante Podor ak Ndioum fukki nit ak ñeent ñàkk seen bakkan ñu ci bëri nag ñu nga fekk baax kon ca Xañam ca Matam ba tax na kon ñu ñëwaat rek ci accident yi li koy waral wante tamit ñi nga xamante ni yenn saa yi dañuy bokk ci benn ak njaboot di tukkeendoo loolu nag ñu ci bëri duñ ko di conseiller ndax bu ca jëyee amee rek ña ca ñàkk seen bakkan day bëri am na ñu ko dund kenn ci ñoom di Oustaz Mor Thiam nekk kilifa diine fii ci groupe Futurs Médias moom it njabootam daal di loolu ci accident mu daal ci dellusi ci seede ñu ànd ceeg Cheikh Diop. moom mi du fàtte mukk accident wi nga xam ne nag daloon na ci njabootam ñetti ci ñoom ñàkkoon ci seen bakken benn gaaw boo xamante ni du ko fàtte ba mukk. fanweeri at ci ren mu nekk ci xelam ba tey lu ni mel itam tax na ñuy àddu jëmale ci voyage yi ànd ak sa njaboot. c'est très dangereux voyager ak sa famille. tu sais man sama yaay sama papa sama grand frère ñoom ñëpp ci oto la ñu bokkandoo même jour faatondoo ci benn accident. keroog bi ñu leen dee sang may dugg fii ñuy sang kii ma dugg fële ñu sang kee ma dugg fële ñu sang kële ñëw tëral leen ma ñëw taxaw war leen jullee alors mbaaxu yàlla la ñu def ko. mais lu méttee ngi noonu yaa boy. fii ci réew bu Sénégal mu mel ni accident yi day gën di bari bés bu yàlla sàkk lu ni mel itam tax na ñu war a xoolaat li nga xam ne nag moom moo di comportement yi. le monde a changé parce que nit ñi yokku nañ oto yi bari nañ jafe-jafe yi bari nañ bon yàlla nag ak dogalam souvent mooy dogal yenn yi mais nit ñi tamit am nañ ci part de responsabilité ndax booy voyager rek ngay dawal oto. di daw 100 nit romb la ak 120. ngir wàññi jéey yi ci xàll wi moom mi di sàkku ak dal jëmale ci dawalkatu ndaamaar yi. ku nar a dem voyager en famille na jël lépp au devant mu vérifier otoom qualité oto bi système freinage bi pneu yi muy benn mu bañ daw guddi ba noppi mu bu sonnee mu tëdd nelaw. accident yu bari lu ni mel itam tax ñu war a mën a yëraat li nga xam ne moom moo di code de la route ngir wàññi bakken yi nga xam ne rek ñoom ñooy des ci tali bi. jërëjëf Cheikh ñuy maso kon Oustaz Mor Thiam moom ñu wax it ci rubrique bi ñu leen di indil alxames bu nekk jëm kon ci les bonnes feuilles de la rédaction di xool ñi xaatim ay téere fii ci Sénégal téere bi nag mi ngi tudd La Pomme d'Adam muy téere bu am solo boo xamante ne mi ngi nettali rek jaar-jaaru Daouda Gueye moom professeur la ci wàllu mathématique ak soxna Rokhaya mi nekk étudiant en médecine ñaar ñoo xamante ni kon daal xaw tuuti duñ déggoo ku ci nekk ak say caprice comme ni ñu koy waxee wante nag ñëw na trop ci solo si wàllu psychologie nu ñu def rek ba àndaat seen biir Ibou Diouf ak Mohamed Dieng dem na ndaje ak auteur bi reportage. li tax may bind mooy pour sama yëg-yëg samay émotion ma mën ko bokk ak ma mën ko fësal mën ko bokk ak ñeneen ñi may liir. toog di xalaat di bind ne bokk na ci li koy bégal loolu sax mënees nañu jàpp ne
moo waral Fatou Ouleye Samb fësal bi la téere. loolu moo tax ma bind la pomme d'Adam. ci téere bi li ma ci bëgg a fësal mooy le fait que parents yi de plus en plus waajur yi dañuy dem topp bëgg alal am ak bëgg teral seeni doom dëgg la ba dañuy fàtte sax di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom. ci bi la téere nag bindkat bi fësal taar ak lépp li nga xamante ne moo wër wàllu mystère wala jafe-jafe yi ñuy faral di nemmeeku ci kaw suuf. ci livre bi am na ay thèmes yu bëri lu ci mel ne viol sàkku nit am na également lu ci mel ne avortement yàq biir am na également message bi nga xam ne mooy nan laa ko mën a waxee. ci téere bi mu mool nag duppe ko pomme d'Adam ab histoire la diggante professeur bi di Doudou Gueye ak benn étudiante bu ñuy woowee Roxeya. non Doudou Gueye xamuma ko dama xalaat nii rek parce que man en réalité dama nekk nit koo xam ne xaritu nit ñi laa dinaa gis ay affaires yoo xam ne dinaay dund ay affaires certainement man dama optimiste dama nekk nit koo xam ne dama bëgg lépp am mucc bu rafet. bu weesoo nag li nga xamante ne rek mën na ko jagleel ñi ko liir du ñàkk mu xool weneen yoon bi muy aw ngir lim ci dëxëñ askan wi gën ci jot. ñu bëri ñi nga xam ne jot nañ maa lire ñi ngi may laaj tome 2 mooy deuxième partie pour livre bi ñeneen ñi ngi naan ma def ko film am na ay proposition pour film am na ay proposition pour série bon maa ngi xool fii ak ci kanam. roman bi nga xamante ne rek Fatou Ouleye Samb fësal na ko daanaka ëpp na téeméeri page mu duppee ko La Pomme d'Adam mooy nag livre am bu njëkk ñu ne loolee may na ko mu gën a jege ñi nga xamante ne ñooy safu wàllu lecture. laata xibaaru tàggat yaram yi ñu wax rek xibaar bi ci gàtt fële ca Tchad nag dafa mel ni waa Boko Haram defati nañ fa musiba song nañ armée ba faat fa lu ëpp ñaar fukki soldat ci Tchad daañ ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo wax na leen ko sànq it wàllu football coow lu bëri na ñaari fan moom moo des ñu daal di yeesal njiitu fédération sénégalaise bu football ba tax na ñii di waa comité pour la défense du football sénégalais daal dinañ dajale lu toll kon ci fukki junni signature ci benn pétition ngir lekk kon ñaawlu li naan consensus boobee gars yi bëgg a amal rawatina kon candidature bu maître Augustin Senghor tey ji ñoom xëy nañ ca siège fédération boobu daal di fay déposé boobee pétition Mamadou Gueye moom moo wax seen tur ñu déglu ko ci micro Habib Faye ak Mohamed Dieng. comité de défense du football sénégalais comité boobu tey ji moo ñëw fii nii indi li nga xam ne sénégalais yu bëri ci fii Sénégal ci réew mi ak bitim réew ñoo dajaloo ne ñun ànduñu ci ñuy doxaline muy nekk 7000 sénégalais maanaam juróom-ñaari junni sénégalais yoo xam ne bind nañ pétition signé nañ pétition bi ci en ligne ak yeneen ñetti junni yoo xam ne fi signé nañ ko physiquement jox ñu ko suñuy loxo ñu tee ko nii nii donc moom lañ ñëwoon tey déposé ko fii fédération bi pour waxtu ñaxtu ñaari mbir bi ci njëkk mooy wax délégué yi nga xam ne ñooy voté samedi que ne li ñu bëgg a def ñun ànduñu si parce que dañu nekk si dëkk boo xam ne kaddu dafa war a am valeur kaddu dafa am solo te Maître Augustin Senghor moo taxawoon ci kanamu Sénégal yëpp ne troisième mandat bu ko amee dootul laaj quatrième tey jii mi ngi taxawaat di laaj quatrième donc mi ngi weddi kàddoom bi nga xam ne moo ko joxe woon beneen bi mooy dañu gis ne ci processus électoral bi bëri na ay rëq-rëq yoo xam ne méngoowul ak li nga xam ne moom la charte yi fédération bi tëral moom la charte FIFA tëral mu mel ni par exemple dañ ne commission électorale bi nga xam ne moo war a saytu élection yi dañ ko war a tëral lu mu gàtt juróom benn weer balaa ñu def élection te gis nañ ne loolu respecté wuñ ko. moom Augustin Senghor moom tey ci ngoon dina jàkkaarloog taskatu xabaar yi dellusiwaat ci programme moom comme ni ko Madi Touré defee moom mi xëccoog démb moom it di fàttali ni assemblée générale bi juróom-ñaari fan ci weeru ut la maanaam samedi incha allah mbokk yi su ngeen taaxirloo ñu dégtal leen li gën a fës ci yenn kaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf guléet yaa ngi bëgg a bare ci woppi covid-19 ji ñii faatu ci coronavirus bi bés bu yàlla sàkk ñu dégg ci lu ñu ne mësuñu ko cee dégg le témoigné nañu dégg nañu démb ci bilan bi loo xam ne bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi mësay su ko cee dégg mu di ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñeent yu wopp ju yóbbu ci 24 heures ci jëf joojee la yéenekaay bi sukkandiku ba tax mu bind ci xët bu njëkk ne joote ji mi ngi gën di yokk bés bu nekk joote joojee mujj coronavirus bi Le Quotidien nee nañu ni muy lore sax jamono ji moo yéeme ñaar fukki nit ak juróom-ñeent yu faatu ci benn bés ci diwaanu Kees journal Le Quotidien nee nañu la ñu fa seetlu moo di na fa feebar ba di faataatee dafay gën di yokk ne ci diiru fukki fan ak juróom mbas mi yóbbu na fa téeméeri nit ak ñett ñii saytu margo bu jumaa kër Maam El Hadj mbir mi moo ngi leen di bëgg a ëppi loxo ndax ñoo ngi xam ne ci biir journal Le Quotidien bu njëkkoon danañu toog ñaari semaine wala sax weer woo xam ne la ñu fay rob gën koo bari du weesu ñaari néew léegi nag bi mbas mi duggee ca dëkk ba ak léegi rawatina ak troisième vague bi bés bu nekk danañu fa rob lu mu néew juróomi nit ba tey ca Kees waaye ca département bu Mbour Le Quotidien mi ngi ñuy xibaar ne foofee ñàkkub centre de traitement épidémiologique mu di CTE moo leen sonal Tribune wax ñu ne wax
wax ji mooy situation bi mu ëppi loxo jamono ji troisième vague bi ak variant delta bi moo àndal mi ngi mel ni mawti ci kaw askan wi ñiy ñàkk seen bakkan ci coronavirus bi bés bu yàlla sàkk dafay gën di yokk firnde li moo di ñaar fukki dese ak juróom-ñeent yi ñu am démb anki dina kay nañu delta bi ci boppam moo naqari deret te sonal lool ndaw ñi mu di jeunes yi docteur Ibrahima Sall di leeral ci xët mu njëkk journal bi ne malade yi ñuy yóbbu soins intensifs bu ñu doon téeméer la fanweer ak juróom-ñett yëpp maanaam 38% yi ñoo ngi toll ci diggante 19 ans jàpp 50 ans professeur Xavier Guèye di infectiologue feelu ko ci xët mu njëkk enquête ba tey di wax ne dañuy gis ay jeunes yu feebar bi dal daaneel leen sonal leen faat leen te amuñu woon benn comorbidité mu di feebar bu ñu doon sooxaale bu ñu soox nañu dëgg tànk yi ba mu dëgër dem ci source mi xëy di ñu jàngatal oxygène bu seer bi ni mu doon jekkalee malade covid 19 yi ci clinique privée yi li mu ci gis moom source moo di clinique privée yi dañuy doon dund ci kaw askan wi mu ne ñu bi feebar bi yegsee ci la ñu tàmbalee jëndloo malade yi oxygène ci clinique privée yi biteelu oxygène bi daan jar 47000 jàpp 48000 demoon na ba yegg ci 90000 maanaam ñaar fukki junni yu manki ñaar laata wopp ji di yegsit biteelu oxygène bi daan na yàgg waaye léegi munta weesu 24 heures 25 personnes maanaam ñaar fukki nit ak juróom vox populi nee nañu moom la jàngu bi ci réew mi di église bi maye ngir ñuy teew ci armée yi bu ñuy denc néew ci jamonoy covid bi dogal boobee bàyyee ko ci archidiocèse bu Ndakaaru ni ko journal bi jàngate ci xët mu njëkk moo di église bi waneeti na yoon wi gile yoon ñu wax ci convocation bu njiital suma assistance di docteur Babacar Niang libération mi ngi ñuy xamal ne ginnaaw ba ñu ko déggee mu ne woon du wuy ji waa gendarmerie ci seen convocation bi moom docteur Babacar Niang mujj naa dem wuy ji ba mu tontoo enquêteurs yi ci seeni laaj bu nuppi ca la ñu ko bàyyi mu dellu këram libé nañu am nay xibaar yu ñuy xamal ne war na fa delluwaat waaye ba mu fa demee démb yóbbuloon benn preuve buy firndeel li mu waxoon Walf Quotidien wax ñu ne la mu waxoon moom docteur Babacar Niang mu di matériel médical bu ñu jagleel hôpital public yi ngir xeex mbas mi ñu koy jël di ko jaay ci clinique privée yi démb moom docteur Babacar Niang passé na examen de contrôle am corps de contrôle yi ci réew mi La Tribune nee nañu doxal ak leeraange wala dox ci lu leer du yomb ci ñoom muy OFNAC di cour répression enrichissement illicite di cour des comptes di conseil économique social et environnemental ba ci au conseil collectivité territoriale seenu transparence la ñu piégé seeni rapport ak seeni xalaat fa ñu ko joxee fa la yem ci tiroir yi ci lay mujj ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre maanaam 24 décembre nit ñi danañu mën a tàmbalee di dem ak dikk ci train express régional bi xibaar la bu ministre Mansour Faye joxe mi ngi ko joxe ci l'observateur ubbil yéenekaay bi ministre infrastructure transport terrestre ak désenclavement di Mansour Faye mu xëy di waxtaan ak waa l'observateur mbir meneen mu wax ci train express régional bi moo di ticket bi téeméer lay tàmbalee ba ñaari téeméer code de la route bi ak coppite yi ñu ci namm ci réewum Sénégal fañ ko fas yéene jaar ak la ñu ciy séntu moom Mansour Faye jëwriñ gi ñu dénk wàllu dem ak dikk ci tali bi mi ngi koy leeral ci yéenekaay bi dem beeg dikk bi ba tey waaye gile yoon ci wàllu jaww ji mu di transports aériens ak l'info mi bind ne compagnie bii di Air Sénégal tukkikat yi koy faral di jël ñu bari ci ñoom amuñu ci compagnie bi lu leen neex ñoo ngi ŋàññ ab liggéeyam ak i doxalinam ndax nee nañu bu dul ay billets yu seer di ay avion yuy tardé wala ñàkk communication journal bi nañu li koy firndeel moo di keroog altine vol bi fi waroon a bàyyeekoo 16h10 dafa tardé ba minuit 45 la fu mujjee bàyyeekoo te amuñu kenn ku leen ci indi lu leer ba ku leen ci wax lu ñu mën a dégg ñu wax ci li ci xët mu njëkk Les Échos ca Médina Fass ci Cap Mbao fa la xewe mu di benn borom boutique bu faatu ci anam yu lëndëm yéene kaay bi nañu moom borom boutique ba mu faatoo askan wi xaaruñu sapeur ñoom ñoo jangtee néew bi yóbbu ko ca margo ba bëggoon koo rob waaye bi ko police yëgee fa la rob ba yam. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi yéen it jërë ngeen jëf laata loolu ñu dem ca beneen studio ba fekk fa beneen Mamadou Ndiaye moom it li gën a fës ci internet bi Ndiaye nuyu nan la. maa ngi lay fay Chérif Dia di nuyu téléspectateurs yeeg internet yi ci gën a fës ak mbirum Covid beeg réseaux sociaux yeeg internet yi vidéo yi nga xam ne mi ngi jàll fu ne. ci mbirum fake news yeeg mbirum vaccin yi ba tey dinañ ci ñëw gën ko leeral ndaxte ñun saa su ne dañuy gën a gindi internet yeeg téléspectateurs yi ci yenn image yi nga xam ne mi ngi circulé ci réseaux sociaux yi. ci kanam jërëjëf Ndiaye kon dinañ ci ñëwaat incha allahu rabi ci kanam lay doon fàttali nit xibaar bi jëm kon ci mbiram Jacob Devarieux bokkoon ci Kassav tey ji ci ngoon dañ koy jébbal borom 19h GMT fële nga xamante ni kon moom mooy ca Antilla ci Guadeloupe ngir rek kon mbokk yi ne danañ ko ñaanal wante lépp ci intimité lay doon. mbooloo mi du takku mais dinañ ko diffuser waa Kassav ci seen page Facebook xam naa Ndiaye di nga ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo mel ni kon dina nekk ñaanu virtuel comme ni ko jamono laajee ndax rek moom it mbas moo ko yóbbu mbokk yi kon ñu ngi leen sant di leen gërëm ci programme bi ngeen wéy di ànd ak télévision Futurs Médias ci kanam Ndiaye dina ci ñëw li gën a fës ci internet bi yéen leen jàmm.